salaamaaleykum mbokk yi am nañu mbégte dellu si waat fii seen émission ñu waxtaan seen émission ñu waxtaan di daw fii ci kër Mame TV seen émission ñu waxtaan nag comme ni leen koy defalee saa su nekk day dox ci actualité ñëw ci cosaan yu dëkk bi di Ngor mbokk mi tey nag ñu am ay gan yu am solo ay kilifa yoo xam ne ni daanaka kenn du leen présenté ci dëkk bi bu ngeen gisee plateau bi xam ne ni tey plateau bi lañ fi fas yéene waxtaan daanaka liñ naan junj doon na borom xel ñu dalal fii kilifa gu mag gi kilifa gi nga xam ni ñëpp xam nañ ko ci dëkk bi muy ko am solo nag koo xam ne ni jëruñu koy présenté xam ngeen ko waaye du mën a ñàkk chef de village lañ fi dalal fi notable yi ngeen gis nii ñoo ñëpp dinañ fas yéene waxtaan ak ñoom ci li concerne dëkk bi nag dañ koy tënk waaye bu ñu demee ba ci biir débat bi di ngeen ci dégg ay réponses yu am solo maanaam dañ ko faram-fàcce yaatal ko ba nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy teewlu di ngeen am lu leen satisfaire ci émission bi sëñ bi xanaa dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu daal di dugg ci waxtaan bi bismillah asalaamaaleykum ñu ñuy déglu ak di xool ñuy waa Ngor surtout lii day bees la ci noonu ndaxte bu jëkkoon pali fi nekk ñoo fi nekk ba léegi rek ni ñu koy doxalee itam daanaka soppeekuwul du nekk nag ab néeg am ñaari prétendant ba ñett ba ñeent ba mooy waral ab xëccoo di am bi mag ñi bu jëkkoon daal lu am xëccoo ñun nag waa kër maam ci loolu dëccu Sàmb yal na yàlla doon leeram ku am ab taxawaay ci askan wi Ngor gi moom ab réforme bi mu fa andi moom la nit ñu umpale ndaxte création dëkk doon jiw rek moo créé dëkk bi déedéet dañu ànd doon jógee mboxeex fa ñu fa nekkoon am fa ay at yu bare jekki ba Yoff déplacé dem as fii mu nekk nii lay tey si Yoff 50 ans après Ngor soog a jóg ñëw quoi créé fi site ba Yoff créé woon nag amoon na tuuti modification ngir kii boobu feeñoon jàngare ji fa feeñoon ñu taxu gën a wàcc Ngor gi nag ñu fi tàmm dégge ak ni mu amee ba tey ca pal ga fu moo génne ci néeg ba soppeekuwul ba tey ab xëccu daaw ci am nag ndaxte mag ñi seen liggéey rek doy na leen sax waxtumaa nag di gérer ab dëkk boole ci ak imam nag dañoo ànd ak moom muy suñu régulateur ci diini ji ñu tàmm muy diini l'islam bi ji ñu tàmm Ngor gi man en ce qui me concerne parce que ma benn prétention ci xëccu walla gi bu ma xëccee nit ci pal ngir dama xam ne ni ñu fekkee indaa dégg suñu maam di ko waxtaane ab xëccoo masul am dangay jox nit sax mu gàntal ngir ak état de santé lii de man nag maa ko moom dëgg la waaye nag nañ ko yëpp diw yoo xam ne kii mu ngi si gañe googu nag dafa succédé mel mi nag mooy ñi nga xam ne si wenu ndey la kan daal jëlee waaye bi ñu demee ba ay jamono sûrement suram di ci bi turam di ñëw moo tax bi ñu ne moo sëñ ci dëkk bi foofu man toujours monsieur teg kàddu ni déet parce que ni ñu gis sa si liste yi mag ñu yoroon Momar Samba lam si doon deltu auti doon na si dëkk bi moom la remplacé waaye bu mu laataa ñëw si moom it am na suñu mu jaar ba si Momar Samba moom maam ci loolu deltu bokka seet moo yaayam ca Ndakaaru men càmbin googu mu nekkoon ñoo fanaan falu jaraaf ba dikki mu àndeex yaayam ñëw fii si Ngor
nekk doomu jiitle dal ci bokkaam itam pal gi nag si noonu waa kër ci loolu ndëcc man ma lim ñëpp waaye sol nañ suñu nag fa ne am na jamono bi ñu yekkee ba ak pal di taxaw bi mu jóge si maam Malick Samba Baye du nanaay les années 36 ou 34 dañu ko andi yëpp maam Babou maamam kii ñu tudde kii maam Babou Samba moo jur Baye mi ak seen maam mun ñu waaw lu ngeen ne leen que dañu bëgg kat dëkk bi kat yaa fi nekk yow lañ ko war a fal man xam ngeen ne man may yor dëkk je suis handicapé kon nag dem leen yëpp ko maam Aliou Samba sa njëwriñ dañ koy maam Aliou Samba sa njëwriñ muy yéen da ngeen juum pal gi moo ma ko Babou Samba sañ ba moo ko moom féete kaw ñu ko dem nañ ci Babou de waaye moo ne ebal ci yow ma la ebal ci man daan ko ne wax dëgg jox leen ma accepté kon kilifa gi doguma la sax waaye day mel ni par rapport ak li nga expliqué nii maanaam mbir mi dañ koy ci jamono bi fal la ci jamono bi maanaam dañ koy fal ci yenn critère lañ koy fale waaw mbokk yi ma leen di fàttali imam lañ doon xaar te yegsi na imam ginnaaw biñ la dalalee ñu bàyyi leen ngeen nga dal ni mbokk yi ma leen di fàttali yéen seen émission ñu waxtaan ba tey ci télévision bi di Kër Maam TV kilifa gi lañ doon waxal sànq waaye du mën a ñàkk ñu dalal kilifa gi xam ne moo fi ñëw léegi di imam bi ñu dalal ak jàmm rek ñu continuer waxtaan wi liñ bëggoon a xam mooy ni ma la ko laaje woon sànq maanaam bu ma déggee ba ci biir say biir wax day mel ni kon mbir mi fal la maanaam ñu bëggoon a xam exact ci yan critère la ñuy fale ndax mbir mi njàng la wala comme ni nga ko waxee loolu comme niñ suma génération bi nga jiitu ci benn àll rek dëkk fa def fa ay néegu ñax ak yooyu yàgg fa njëkk fa ñu fal la ko ci yan critère la ñuy falee ndombal tànk bi nga am nii. ok jërëjëf critères yi nee naa si meenam ndey lay jógee waaye suñu maam ci loolu dëcc yàlla doon leeram bi ñu yekkee ba pal gi jiw si tabb si moom war na ko fale fi ndeyam te fa mu jógee ci Ndakaaru war na ko falu fii si Ngor waaye dana déedéet adduna day dox bëggoon pal gi ñu yóbbu ko si gañe gi ci yow ndëcc Samba pal googu c'est une réforme boo xam ne moom moo ko def dëkk bi ànd si waaye laaj nañ ko lu waral lii. mënuñoo xam ci naan c'est-à-dire pratique bi mécanique bi. maanaam ni pratique bi mu ko fale bi mu ko defaree. waaw daal may déglu tuuti rek. waaw. bi mu faloo moom ñu ko wax lu tax nga def bi mu ne dama ko moom si gañe moom ko si ma men dama seet na adduna day dox su leen gën di génn ak dama ko ñëw di duggoo ak yenn réew yoo xam ne bokkul doon ñoom askan bokkul doon ñoom diini te bëgguma ëllëg sinon jom jigéen yii nu may la ñu dem Europe am fa jëkkër am fa doom ju góor nekk sa meen ndey ma ëllëg day jekki-jekki kii fi nekkoon gaañu ne gaañu na de waaye doomu diw sa barab sàngam day moo si war a mag si mel si ñu war a falu ñoo bu ñëwee di tubaab duñ ko accepté dañu am ay oro ak ñoom si diini ak si jëfin ak si pratique sociale ci moom lañ commencé nag di fal ci gañe gi nag ci jamono yooyu ku mag toll ci sa famille ba dafa ñoo joxe bu ngante amee jokk sa si yow
ngi may comprendre lu baax. waaw ñu ngi lay comprendre. pour que pal gi bañ a génne dëkk bi ab tubaab ñëw fii taxaw fi yaay noppaab ñu ne moo koy falu. d'accord waaw jërëjëf xam naa dinañ ñëwaat foofu ñu jublu ci kilifa ginnaaw bi ñu la nuyoo. sant bu baax nag di jéggulu ci toogaay bu yàgg bi xam nga affaire bi moom moo demee noonu. tey comme ni nga ko waxee sànq bëggoon nañoo waxtaan ci li nga xam ne nii moom mooy wàllu notable c'est-à-dire tey dañoo bëggoon a ñëw lenn ci suuf si. ndax xam nga bu njëkk ba dañuy wax nii suuf yi lébu moom daanaka jamono ji boo waxee rek ñu ni léppam suuf la ginnaaw suuf moom du leneen jamono bii nii ak jamono yooyu noonu yi nga xam ne ni kilifa gi wax na ko sànq nan lañ mën a def ba Ngor tey am jafe-jafe suuf ci jamono ji. waaw jërëjëf Fall maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp yaakaar naa ne question boobu sax. jaraaf moo gën a placé pour tontu. naa li ma si xam rek naa ko wax. waaw effectivement lébu ñuy ñëwee dañoo am seen gis-gis gor fàkk àll bi yëpp muy seen suuf te jamono di dox soo ñëwee foo mënta jógee ñu taral la may la soxna dagal la suuf sooy seet suñu suuf li si ëpp loolu moo ko ji jeexal te jamono di dox boo colonialiste yi ñëw am seen xerañ di ci ëpp ñu tiitare ko parce que suñu maam yi am na ñu amoon xerañ tiitare mais du ñëpp ñoo tiitare li nga xam ne nag tiitare nañu ko rëcc na mais li nga xam ne jotuñu ko tiitare daanaka dafa rëcc suñuy loxo te ku si mel ni président Senghor zone Almadies bi daanaka li si ëpp daf ko jox état bi loolu moo wàññi suñu doole soo koy seet nag dañ daan wax ne lébu suuf yaakaar naa ne ñu dul lébu léegi ñoo gën a bëgg lébu yi suuf ku taal sa télévision déglu sa rajo dëkk boo dem ñu ngi wax mbiru suuf di xëjoo affaire suuf donc ma jox jaraaf mu gën ma complété. jërëjëf Babou jërëjëf ñun de suñu jafe-jafe yëpp suñu mbokk yi ñuul ñoo ko andil tubaab yi fi nekkoon daanañ bu ñuy nit amee alal mbaat mu nangoo tibb suuf joxe ab géomètre bu jóge Europe ñu nettal ko suufam mu tisere ko loolu ñu amoon doole ñoo ko daan def nangu dogg sa tool le 5e jox ab tubaab mu dem on appelle notaire yooyu ndax seen géomètre ñoo daan ñëw nettal sa suuf ba ne nangam la. mais kilifa gi lu war a daaw leen jamono boobu noonu maanaam nga baal ma ci wax ji lu tax am bàyyiwu leen xel comme jamono dina ñëw comme ñu mel ni suñu génération bi nii ndax daawu leen liggéey ba mu yàgg ngeen xam ne suuf si bu ëllëgee suñuy sët dinañ ko jëriñoo suñu nangam lan moo waroon sauvegarder wu leen jamono boobu ba ku ñëw rek daanaka parce que jamono boobu ñu ci bari dañ may wax sax ni ma suuf moom daanaka dañ ko doon maye maanaam dañ ko doon maye ci cadre dafa mel ni sax mag ñi fi nekkoon suuraale wuñu woon sax ëllëg dina ñëw dëkk bi njabootee nii maanaam dañoo jàpp ni nga baal ma nag benn sàggante dafa am maanaam ci jël suuf si di ko teg ci yeneen loxo yu bokkut ak ñi nga xam ne ni ñooy cosaanoo ci dëkk bi. jërëjëf lébu dafa yaatu bëggam dëkkandoo dina gis xamul si Adama ak Awa mais dina gis si jàkka ji ngay ñëw di julli si lu fa xew nga jox yaa ngi nangoo liggéey dem ñaan suuf ñu may la nga béy ubbi ne ñaanu la waaye ñi nga dëkkal ñu lay gis te yoo xam ne sawar nga liggéey ba ñu waxtaan ak yow waxtaan ni du dara loolu ubbi njaboot gi xam ne kii doomu aadama la cosaan ñëw fi waaye dina ko gëstu tam ba ka laa jox dara ak pal. kon daal joxe yi moom daanaka li ñuy wax nii libu teraanga maanaam teraanga ngeen ko defoon lu joxe. waaw daa am fu ñu ko sësoon parce que maam li maamu laay yàlla na yàlla doolu leeram daana wax ne yaatal leen ëtt yi mbedd yi te yaatal ëtt yi gan yi dinañ ñëw mu si appel maam li maamu appel boobu dafa ëmb lu bare loo xam ne lépp dañoo xeet li ko gis muy doon la mu waxoon te ba tey mu ngi gën di feeñ loolu nag tax nañ la ubbi dañ laa gis ngay nekk ci dëkk bi am sa lislaam
te loolu mooy li ñu ñoroon ci doomu aadama bi jaamu yàlla lañu yàlla bindu nu fi nu wali kax naan rek dañu bind andi fii suuf si pour nu koy jaamu jaamu bi nag l'islam la ci noonu am nañu mesi choisir ñu yeneen i pratique religieuse yu bokkul ak bu l'islam mais si ñu mañe teel a song alxuraan lool nga xam ci lu bare te l'islam waxu yàlla doo nga leen fay déglu wax suñu borom benn anecdote maam Baye Gueye maam Amadou Cheikh maam Amadou Cheikh waaw dafa nekkoon génn àll boori Mbàkke jàng be sore fi lool ci lépp nag ci kuli fànn boo ñu soxla nu dara soxla nu alal nañ jàng d'abord xam lislaam fii du jëm fan la mu sonn sa lool sa njàng ma ba am na sax ni ñu daan jekki-jekki cong-cong am ci dëkk mooma de moo biddal sëriñ ba xam ne seet na gàtt ba ñu rendi woon am nag la woon sax dégg naa te nar kaa jaay nii di ko lekk wala am na nag foog ko xam ne kii xam na ab rendi dem seeti ji rendi bi ci sëddi di dog te am mbox de bi ñu ko defee nag ñu ne nag bi kat rendi bi baaxul kon nag ku ko jënd bu ko jëriñoo bu ko jox sa njaboot yi te bu ko jox ki na koy sànni maa nga gas suul lu waral li ne ma tuuti rendi bi baaxul góor nekkoon fii fekk dafa jàngoon ba ñëw waaye bi mu ñëwee fii ñu ko sëriñ bi la faat ay bagaasam dellu na kon nag jàng yot na jàngoon na benn faree na bañ xam na ba ñu yewee ko bu ñëw ñu bisi fii kooku moo gàggaloon nag sëriñ bi sa Mbàkke te mooy ba mu delloo ñu seet nag bi moom mu yegg si bopp ba xool dëgg du weex yëpp ne sëñ bi day nag bi day mënees na ko lekk ndaxte nangam yii doon war a andi ñàkkaa lekk gi yooyu dog ñu sa rendi ba kon nag ay kilifa di moom dem seet ko ne ndongole day biddali nenu donc lamtu ukkil bi ñu wax lamtu ukkil mu arab la de lamtu ukkil bi ñu wax day tokkeeku na ku si jëndoon te la ko tuur mën nga togg jëriñoo sa njaboot kooka ngor la bàyyee ko woon fara jànge woon waaye bi mu ñëw bi ñu ko sëriñ bi dafa delluwaat nag kon nag jàng jot na bi mu jàngee ba ñëw it dafa fees del tabarkàlla kon nag dellu boobu mu delloo yaayu suñu sëriñ Modou mi seet dellu boobu la julli ñu ka xotta Mbàkke fekk fa la juddoo sa dara ja bi mu demee bay ñu la yeewul ko mu ñëw toogaat la daaraam mu lay déglu waaw xam naa dañuy ñëw ci kilifa ci suuf si nag doo bëgg nga yaatal ci tuuti. waaw dinañ ci ñëw waaw xam nga comme que invité yi dafa xaw a yaatu tuuti. dinañ ci ñëw incha allah. moom mbir bi day gën a leer rek. xam nga notable bi toog ak ñun. bokk ci frais yi moom du mën a ñàkk mu wax ci ndax loolu aussi dañoo soxal lool. sëñ bi ginnaaw bi ñu la nuyoo ñu ngi jéglu nag ci toogaay bi xam nga mbir mi moo xaw a jël temps tuuti comme ni nga gisee kilifa gi ni muy leeralee mbir mi moom du mën a ñàkk. dañoo bëggoon a xam juste rôle fere yi wala laajoon naa ko génn kilifa sax waaye awma lu ma ci satisfaire bu ñu waxee taan te yàlla rek tax ba bëggoon a xam waxuma la accès gu ma sax ci lan li leen di fal waaye dama bëgg a xam rôle fere yi ci dëkk bi lan la ndax bu ñu xoolee fere yi moom dañ koy dégg rek mais luñ pratiqué daanaka gisuñu ko ma bëggoon xam rôle fere yi boo ñu ko doon expliquer lan la ci dëkk bi. waaw asalaamaaleykum maa ngi lay gërëm di la sant rôle fere yi ci xam mooy
ci njëlbeen dafa mag ñi cosaan bi koy mag ñi commencé di ko fan boobu ay ndaw lañ leen tudde woon mooy seen i bu ñu soxlaa yónni leen parce que dëkk bi dina am ay jamono fu mu toll moom dëkk bi dañ koy tënk am ay ndaw yoo xam ne li ci mag ñi bëgg a dox ñoom la ñuy yoon ñu dox ko daana yegg ci ba ci boo amee ni dëkk bi am na ñoo xam ne dañu xaw a réeroo ci biir kaddu ñu oo fay ñoo leen di oo waxtaan ak ñoom waxtaan bi mooy defar loo xam ne moo jubbaale ba ci ba bëgg dara jaxasoo ci dëkk bu dul jàmm rek am fi bu ñu demee nag ba xam ne waxtaan bi dëgër na wala liñ ci bëggoon am nañu ko sant yàlla mais bu xawee am ku ci xaw a résistance tuuti ku xaw a yéex kii tuuti ñu am ñu ko teg ñu ko tuddoon ndaan mu néew xaalis lay doon bu néew boo xam ne bu mën a nekk 5 000 mën a nekk 10 000 pour nga xamal leen rek liñ la teg bariwul waaye rek dañuy xam ne nekkul ci dëkk yaa tooñ balaa lay wax tooñe ba pare nga di soog a defal dëkk bi ci des gi daal bi ñu dee ba loolu yaatu nga xam ne mu ngi koy def ba dëkk bi am ci jàmm li nga xam ne mooy si xa dëkk bi te war a jëriñ dëkk bi loo xam ne mën nañu ko liggéey te dëkk bi jëriñoo ko ñu jox ko frais ñu téye lu man ni loo xam ne alal lay doon ci dëkk bi dañuy am kees dañuy am ay place yoo xam ne moo xam ne ay cantine la moo xam ne da cay génne yëkkatil micro bi tuuti nga baal da cay génne ñu def ko ci kees gi pour wala bi jàmm dëkk bi ñu soxlaa yi dañuy def laaj jël foofu ci kees gi parce que dëkk bi ko moom parce que fere fa nekk dëkk bi leen far seen i ndaw lañu lépp lu ci mën a am li ñu fay jëlee dëkk bi dañ koy indi bu dëkk bi soxlaa ñu jox leen bu ñu jëlee fëri dugal ci kees gi pour bu dëkk bi soxlaa jox leen am naa lu ma laajoon kilifa gi sax ci wàllu ni ñuy falee xam nga loolu da ciy am solo tamit parce que man damay jàpp ni frais yi moom da ngay doon ba doon mag rek daal di xaw a doon avangoor nii rek bu nekk ci naa ci dugal tuuti waaw parce que loolu bu ci kon mag ñi bañ koy def dafa am catégorie boo xam ne yëkkatil micro bi tuuti maas boo xam ne ñu bokk maas maas mooy ñu bokk ay agal am quelque chose waaye ñoom la ñuy tànn mais nag ay doon ay xale la ñuy doon borom kantan la ñuy doon pour li bëgg dëgg bi bëgg ñu mën leen ko defal loolu mooy dox ba dëggal léegi sax ñun ñi nga xam ne man ci fere laa bokkoon ci laa bokk ba tey waaye nag suñu classe gi ñun ñoo génne bu passé yàggul am nañu ay frais yu bees yoo xam ne xale yu ndaw yoo xam ne ñu ngi dugg yàggul ñoom dañuy def par 5 ans peut-être ku ci am 60 ans boo amee 50 ans dugg wala da nga am 60 ans mën nga bàyyi kenn ji dugg encore liggéey bi nag actuellement ñoom ñu koy doxal liñ ciy liggéey tam liggéey bu am solo lañ ciy liggéey parce que lii ci dëkk bi soxla lépp ci ñoom ñu koy doxal vraiment ñu ngi commencé soo commencé waaye am nañu satisfaction dañu ñaan rek ñoom lancé bu ñu jël yàlla defal bu ñu continuer parce que am nañu yaakaar ci ñoom bala maa ñëw sax ci ni ñuy falee comme ni nga ko waxee sax am na loo ci junj lu bari waaye dama bëggoon a xam seen complice yéen ak maanaam état bi ndax yéen peut-être dañ leen di fay par mois wala da ngeen doon ñoo xam ne nii dañ leen di ci yan compétence wax nga ko léegi sax man bu ma juumul mooy jeunes yi nga wax léegi dañuy ñëw ñoom ci yan critère la ñuy ñëwee maanaam dañuy ñëw gis ni am nañ engagement ñëw wala yu mel noonu ak seen complice ci état bi est-ce que raconté na maanaam ñu ngi leen di bàyyi xel daal. complice bi may waxee mooy que ñoom ñooy am seen volonté ñoom parce que benn wala rek dara nga ciy am. ñoom ñoo am seen sawar te xam ne dëkk bi soxla na ay ndaw. ñu fi nekk ay mag lañu. ñu ne bàyyi leen ñi gën a nekk xale ñu jël relève. yaakaar ñu ci dara nag te joxul ñu te 1 franc tam. ñu leen ci jox dara. bu ko liggéeyal dëkk bu dëkk bi am satisfaction. fi mu nekk ni ñu ko débuté kontaan nañ ci ñoom trop lancé bi ñu yor ne actuellement. dañuy ñaan ñu continuer ko mooy li ma la wax rek. waaye amul dara luñ ciy xaar. bu dul rek ngërëmul yàlla parce que sa dëkk bi yaa ko war a defar kenn doo ko def yaa ko defal sa bopp. mais sëñ bi dégg naa la nga wax mais nag frais yi jamono bi boo xoolee ñu ci biir nag am na ay tuuma yoo xam ne nii xam nga parce que bu ma la joxee exemple rek am na ay cantines yoo xam ne nii boo nee ba ci wetu Almere yaa ngi ko fay gis cantines yooyu ñu ci bari dañ naan frais yi dañ koy encaissé nga baal ma ci wax ci nag mais frais yi dañ koy encaissé rek def seen poche xam nga maanaam bëri na ci yoo xam ne nag dañ leen accusé te yéen gis ñu fenn foo xam ne nii da ngeen di toog maanaam leeral lool maanaam gis ñu ay démarches yu ngeen def xam nga tamit boo fàttaliku am na yeneen association yoo xam ni créé nañ ko fii temps en temps nga dégg leen fële mais yéen duñ leen dégg ci dara daa mel da ngeen ni nii rek daal di toog lu waral ñàkk rendre waaw kay jërëjëf foofu mën naa ci leeral parce que affaire cantine yi mooy li nga ci wax rek mooy xëy na dañu xalaatoon noonu mais la ñu xalaatoon ba ñu demee ba vérifié ko ci biir xam ne la ñu xalaatoon nekkul noonu liggéey ba rafetoon na sell na ndaxte man ñu bi ñuy liggéey ak ñi nga xam ne ñoom la ñu yebal ñu seen i ndaw dañ leen di topp di leen xool li nga xam ne liggéey bi ñu gisee bi si xaw a sooxe liñ lay waxtaan la jëm la orienté waat la mais cantine yooyu dañ ko daan faye ko mooy daawul manqué dara dañ ci daan jële moo néew boobu loolu bi mu ñëw la amoon nañu kees boo xam ne xaalis bu ñu am na fu ñu koy teg am na foo xam ne fu ñu koy teg
mais bi yaakaar ne xaalis bi daal manqué. mais kees gi moom jërul may waru maanaam soo bëggoon a xam fa lay kii ay. kay sax mën naa ci wax. waaw da ciy am solo de. parce que kees gi dañ ko mujjoon a bëgg a ubbee Pamecas. waaw maanaam ñan ñoo ko doon jëriñoo daal. waaw dafa dëkk bi. waaw dëkk bi man ko mel ni man. ak ji ak ku ñuy wax Bada Ndiaye. ñun ñaan ñoo fi doon ci kees gi. compte bi ñaari signature la co-signature la daan doon. co-signature su dëkk bi amee soxla laaj frais yi ci ñun la ñuy ñëw ñu dem ci kees gi jël leen jox leen. ak montant bu ñu mën laaj bu fa nekkee. ñu téye ko jox leen. ñu daal ñoo fa nekkoon. waaye bi ñu demee bay génn ci frais itam. nga xam ne ay mag lañu. bi ñu defal nañu état boo xam ne nañu dafa lañu fa bàyyi woon mu nga fa. dara maa ko ci macha allah. dafa doolee ko koy. mën naa wax montant waaye comme yëngu ñu foofu te jël ko ci ba ñu liggéey ba daal dara yàqu jël bàyyi ñu fa bor. xaalis bi dara man ko ci lañ fa bàyyi macha allah dafa nañu koy wane na. mais lii lañ fa bàyyi. ñun doo xam ne ban fay génne lii lañ fa bàyyi. d'accord xam naa dinaa ñëwaat ci kii bi kilifa gi xanaa nga baal ma comme que Iliman day soog a ñëw. ñu bàyyi ko mu nuyoo rek dugal kii bi ñu daal di dugg ci waxtaan bi joxal Iliman. waaw Iliman ñi ngi siyaar bu baax di jégalu ci toogaay bu yàgg bi nag. waaw comme xam naa commencement bi daa mel ni fekk woo ko wala daanaka dangaa ñëw fekk ñëw kii bi ñu doon waxtaan ci wàllu dëkk bi nag wàllu chef de village beeg wàllu fere yi maanaam wax nañ ci éducation ñi ngi dugg ci wàllu suuf seeg yooyu xam naa fi mu ne nii sax daanaka liñ ci taata bëriwul comme que yow Iliman nga aussi ak rôle bi ngay dox ci dëkk bi ñu bëggoon a xam wàllu éducation loo xam ne ni éducation yi bu ñu ko waxee parce que gis nañu jamono bii daal ngor moom dafa yéeme daanaka xàmmeetoo doomi diw tey da ngay gis tout tànk boo xam ne ni boo ne kuy bàyyam sax bu ñu la waxee kii bàyyam sax da ngay xaw a am gàcce tuuti éducation bi raté ci jamono bi ndax bu ñuy fàttalil éducation bu njëkk ba mag ñi ngor yi ñi fi nekkoon nañ meloon cër bi ñu leen joxoon léegi boo ne yàlla ma yàlla jégal sax waaye daanaka ngor bokk na ci ñi quartier bi gën a mauvaise ci Dakar wala ci Sénégal lan moo waral échec boobu échec éducation boobu. du ma ko tuddee échec waaye dinaa wax ne maam yi lu ñu fi bàyyi woon lu si bari dafa jóge si suñu loxo ngir tubaab yi nga xamante ni ñoo ñëw ci seen ginnaaw duñu jàngal seen civilisation loolu nekk na ci lu bari lu yàqu ci suñu éducation ñun waa Ngor parce que bu dee éducation lébu dafa nekk ay jullit ñu gëm yàlla xam diine topp diine mag ñi yar ñu ci loolu bi taxoon na sax képp koo xamante ne joxe nga bitim réew boo ñëwee li nga am dañu la koy bàyyil te ñoom li ñu am ñu bokk ak yow te loolu la éducation la ba nga xam ne éducation diine la woon waaye nag comme ni ma ko waxee sànq tubaab bi yàq nañu ba sunu éducation bi nu amoon à 100% amatuñu ko ak itam ñi nga xamante ne ñoo jóge bitim réew ñëw fi yore beneen diine di jaxasoo ak noonu suñuy doom di ànd ak ñoom di leen gis loolu itam bokk na ci li nga xamante ne xaw na wàññi yar bi nga xamante ne maam yi bàyyi woloon nañu ko ndax dafa dañu daan wax ne rakka topp mag topp bàyyi doom topp bàyyi bu boobaa bàyyi topp diine ce que dafay diine ji am ci noonu lañu màgg waaye comme ni ma ko waxee rek njàngam tubaab bi yàq nañu bi nga xam ne bu jëkkoon suñu source de revenu lépp dañu daan bay diggati yaakaar ñu woon leneen lu dul loolu
waaye bi nga xamante ne bay amatul liggéey ak suuf si ni mu demee géej gi amatul jën liggéey géej gi ni mu demee ak accord yi nga xamante ne suñuy kilifa def nañu ay accord ak yeneen yi doole ba géej gi amatul fi nu mën a dem pour jàpp jën mënatul ko am donc suñu koom-koom néew ci noonu ñiy liggéey ñoo yore sax mi mooy bu yor yi deewee waaye amatuñu ay sax yu xam ne bàyyi woon nañu ko fi pour at mu nekk ñuy bay di góob ba di dunde li ñu bayoon daaw di ko dunde ren li ñu góob ren di ko dunde déwén loolu amatul kon nag léegi dafa mel ni ki bopp si bopp la kenn dimbaletul kenn xale yi déggatuñu waxi kilifa yi ndax am nañu fa ñu amee xaalis te loolu nit bu amee xaalis rek xam nga yàlla def na bu yàlla defoon bu ñëpp amoon xaalis kon kenn du topp kenn loolu moo tax ñëpp amuñu xaalis kon nag mu nekk hiérarchie léegi nag ki am xaalis déggatul toppatul waxi ndigali ki amul xaalis te nekkoon kilifaam ndax bu soxlaa lamba poosam def ki amul boobu doole loolu mooy yàq éducation bi donc suñu éducation bu jëkkoon baaxoon na waaye léegi éducation bi daanaka sooxe na xale yi toppatuñu mag ñi bu ñu waxee xale yi duñu ko dégg loolu moo andi coono bi nun ci nun fii. waaw Imaam wax nga ko sax bu ma dellusiwaatee say wax ci kanam wax nga ci wàllu bay di dund ak yu ni mel léegi ci sa biir wax nga ni yaa ngi dafa mel ni da nga may confirmer échec bi ma doon laaj sax ndax maanaam peut-être jamono bi nga xam ne mag ñaa ngi foon daan bay di dundee amoon benn éducation bu nekk ñoom benn yar ndax bu wax dëgg yàlla boo nee magi lébu yi moom da ngay xam pësteef gi ci ñoom maanaam dafa mel ni accueillir bi ngeen accueillir tubaab bi wala nit tubaab yi ñuuli sax laay wax accepté leen ñu it créé ay école yu gën a xamul ndax boobu xamoo leen woon tubaab bi ni muy éduqué xam ngeen ni tubaab bi moom nasaraan bi ni muy éduqué par rapport ak nii suñuy maam ñun ni ñuy éduqué bokkul ndax boobu xawoon ngeen a am bon nga baal ma nag xawoon ngeen a am xalaat tuuti que ni bientôt maanaam bis dina ñëw affaire bi xaw a xam nga parce que boo jëlee say doom tamit jox ko tubaab bi ci jikkoom la koy éduqué ndax loolu xamoon ngeen ko wala xamoo leen ko woon lan moo waral est-ce que dem ngeen ba xam ne yéen fi mu ne nii xaw leen a nax seen bopp sax ci cadre boobu. waaw kay maam yi xalaatoon nañu loolu ndax boo gisee ngor sax xaw a tardé ci tubaab. looloo tax teeruñu nangu dooley tubaab yi ñëw école yi ñëw. ndax dañu daan ne képp ku jàng làmmiñu jàmbur kooku si ñoom nga bokk. nangu gi comme teeluñu nangu da ngeen dem ba mujjee nangu daal. déedéet c'est-à-dire éducation. képp ko jàng. làmmiñu jàmbur. waaw kooku si ñoom nga bokk. man ta'allama lughata qawmin fa huwa minhum. loolu la ko arab waxe ku jàng làmmiñu jàmbur. ci ñoom nga bokk. te nun booba bëgguñu woon jàng tubaab ndax seen jikko baaxul. ñu doon bañ njàng ma. ñi nga xam ne ñoo wër. teel a nangu ci loolu moo tax ñu xaw na raw. tuuti ci tubaab. mag yi xamoon nañu ne bés bu ñu jàngee tubaab. suñu éducation dana yàqu. loolu taxoon ñu bañoon teeloon a bañ. kon daal maanaam yéen kilifa yi seeni tuut tànk maanaam seeni doom ñoom ñoo jël rek mel ni lu sóobu seen bopp ci wàllu nasaraan bi moo waral lii. déedéet sóobu ñu seen bopp. waaw parce que jamono ko laaj. pour man nag éducation bu waroon ngeen ko mën a sauvegarder ba di ko def seeni doom ñoom seeni doom di ko def seeni sët yooyu ba mu. def nañu ko waaye. résultat lañ gisul. def nañu ko waaye nag comme lu ñëpp di def. Sénégal gi di ko def. kon ñun bu ñu ko deful danu na raw. da kon fa ñëpp yegg. waaw duñ fa yegg. loolu moo tax bi ñuy def ay école mais ñu mujj nangu. ci tabax ay école fii. maanaam dañ leen ëpp doole daal. effectivement parce que daanaka ëpp doole la ndax. lu ñëpp di def. yow nga ne doo ko def. yow
tu es minoritaire. parce que amul solo doole parce que ñëpp a ngi koy def. d'accord kon nag boo ko deful dañuy raw bàyyi la. dañuy dem bàyyi la. kon nag il faut que ñu jéem a adapté li nga xamante ne moo xew ci dëkk bi. ñu def ko muy jàng école. d'accord tabax ay école yàgguñu tabax ay école si dëkk yi ñu wër yëpp ñoo jëkk a jàng école. d'accord xam naa imaam dinañ ñëw léegi dañuy jox kilifa gi micro bi. waaw ñu wax ci ñu ngi jégalu bu baax. sëñ bi notable bi nga doon fii ci dëkk bi. dinañ waxtaan ci wàllu quartier waaye bu njëkk ba man damaa xamoon ne Ngor daaw ñu waxuma la police sax waaye lu niroog xeet googu sax xeetu koor yooyu sax xamuñu ko woon. ñu dem ba ci biir affaire bi doon gan ci ñun lan moo waral parce que jamono gis nañ ni am na ñu waxoon sax naan fere ñoo créé loolu ñu def demande police beeg yooyu noonu c'est-à-dire yow mi nga xam ne ni ci dëkk bi nga ne lan ban mauvaise éducation aussi dañ ciy ñëwaat moo waral tey ngeen ni démarche yi ngeen def ba waral ay policiers yu mel changement de élément de personne boobu noonu waaw bëggoon nga wax ci. waaw jërëjëf Kounta Fall ba dellu si tuuti si loolu nga wax échec imam na la daanaka du échec. dafa xam nga Ngor dafa ne dëkk boo xam ne dañ ci yëngu si wàllu tourisme. suñu xale yi di teel am xaalis géej gi aussi ku si dem si géej gi ngay teel am xaalis. loolu moo waral ñu bari ñoo xam ne seen njàng du mën a sori. parce que dañuy teel a xam xaalis si touristes yi ak si géej gi. et loolu nag bi ñu ko remarqué quand même fexe nañu ba. dindi nañ ko ba léegi résultat yi. mu ngi demee ni mu war a demee. waaw Ngor boo koy seet amuloon gendarmerie amuloon police mun naa wax ne sax amuloon sax restaurant. Ngor da nga daan dégg sa àll bu ñëw kër goo dugg ñu la kaay añ. ñuy dem ba imaam wax na ko ay gan ñëw rax ñu bi ñu raxee ñëw indi seen jikko. jikko yooyu dugg ci xale yi ñuy am ay histoire ñu ñëw seet affaire bi nga xam ne jéggi na dayo ñooy daal war nañu am police wala gendarmerie. Jibril wax na ko léegi problème su amee dañ naan bu kenn porte plainte nañ ko yóbbu ci frais yi suñu demee muy ko réglé ñu indi ko chef du village lu ci bari chef du village mi moo koy réglé chef du village su demee nag ba nga xam ne mënatul réglé nag mu bàyyi plainte bi mu dem gendarmerie wala police. donc mbir mi noonu la demee. man délégué de quartier la man ci ñuy demandé woon pour Ngor am gendarmerie ci laa bokk parce que dañu remarqué ne am na zone tampon entre village traditionnel ak Almadies ñoo ko wax extension. soo seet extension bi daanaka ñu si déglee 90% dañu am seen alal jënd seen kër tabax soo ñëwee am sa xaalis ñu luye la il y a toutes les races ici lépp ngi fi sooy seet lépp lu ne woon Dakar mu ngi Ngor muy dancing yeeg restaurant yeeg lépp ngi Ngor de sorte que sécurité amatu fi li ñuy remarqué loolu nag la ñu demandé ne war nañu am poste police wala poste gendarmerie. donc loolu ni affaire bi daal ñi la demee. mais bon par rapport ak li ñuy dégg mooy. ñële ñi nga tudd waa Almadies ñooñu noonu. ñoom ñoo leen demandé woon loolu quoi en matière de son sécurité même parce que dem nañ ba gis ni ba xawoon peex maanaam bëggoon a xaw a écarter tuuti parce que boo waxaat ni boo mësaan wax Ngor ñoom dañuy préférer sax écarter bu bañ a wax Ngor maanaam Ngor Almadies. en même temps ñu dindiwaale sax Ngor bi di wax Almadies seulement. par rapport ak li ñu doon dégg jamono yooyu ñoom ñoo leen demandé woon. ngeen def police bi jamono boobu. mais daanaka police bi bu ñu doon xool période boobu daanaka bon ci gàttal jaru ko woon. dafa mel ni seen service ñoom ngeen doon dox ci période boobu noonu. waaw xam nga ñoom sax dañoo def erreur. parce que Almadies mu ngi jóg ci Al-Mahdi. yàgg na ñoom dañoo ñëw rek comme ñoo ko waxee sànq Senghor. def li muy def ba parcelles yi ñoom kilifa yooyu ñu jëriñoo ko. loolu moo ñu déformé ko ne Almadies. donc Almadies avant l'indépendance tur bi mu ngi fi yàlla def zone tampon boobu bi mu amee sécurité amatul. donc ñun ñoo demandé à ce que fii mu am poste gendarmerie. brigade la ñu demandé woon sax mais amuñu ko ñu jox ñu poste te ñu ngi demandé sax ñu am brigade de gendarmerie parce que touristes yaa ngi fi
ay kilifa ñoo fi ñëw ay touristes yaa ngi ñu ngi fi dëkk bi amatul sécurité donc foog ñu aar gan yi aar suñu njaboot noonu la affaire bi demee waaw du ma xam naa du ma la bàyyeegum parce que xam nga am na événement bu fi xewoon jamono yële ñi nga xam ne nii île ba moom daanaka am na ñu bari ñu daan jóge ci seen i dëkk ñëw ci île boobu jamono yi am na benn association bu fi newoon sax doon def liggéey bu am solo maanaam soxna yi nga xam dañ daan jaay seen bopp ñu ne woon dañ leen di génne foofu ba léegi nag gisuñu suivi c'est-à-dire gisuñu fi mbir mu mujje waaye dañoo gis ni depuis boobu ba léegi nii loolu ak comme ni ko kilifa gi waxee loolu ñoom dañu ànd ak suñuy rak di ànd ak seen i doom et cetera ndax gisoo ni dañu ne échec ci loolu noonu parce que ñooñu bu fekkee dañ leen génne indi leen ci dëkk bi du gën a garaaw par rapport bu fekkoon xam nga bu fekkoon ni île ba lañ nekk sax wala ngeen jël leen Ngor yóbbu leen fañ dëkk ñoom donc dina mën a permettre sax li ngeen doon bañ li ngeen doon ragal ngeen am ko léegi gis nañ ni daal depuis boobu ba léegi nii ñi ngi ci kër yi ñenn ñi ñi ngi luyee ñenn ñi et cetera dafa mel ni liggéey boobu daal essuyé da cee am waaw xam nga yaa ngi koy waaw xam nga loolu nga moom la tubaab di wax la prostitution maanaam da ngay c'est le plus vieux métier du monde adduna bi foo dem mu nga fa bi mu amee effectivement kër Jaraaf bii la ñu waxtaan les imams képp ku am ndomb tànk ci dëkk bi ñu wala dem île bi ñu demee île effectivement nettoyé nañ ko bu mu set bi ñu fi jógee nag ñëw si extension bi xam nga nit su ñëwee jënd këram ñëw luwe mun na ko ne diw wala ko luwe te ñun amuñu droit di dugg si kër yi comme ça loolu moo indi problème bi soo demee Almadies mu nga fa soo demee extension bi. mais kon ni ngeen def île. île ba da ngeen di ñëw forcé. waaw xam nga île. dañuy dem si place bi gis nga def sa tente. ñu daaneel tente bi. mais daaw leen dugg ci biir kër yi. déedéet ñun amuñu droit dugg si kër kenn. mais li nga xam ne si plage bi la. ak ci noonu tente yi soit ñu daaneel ko ou bien ñu la sa tente bul ko ub. mais bu ci tente yi rek est-ce que loolu am na maanaa. c'est-à-dire parce que loolu xam nga c'est-à-dire tente yi moom temps la tente yi benn instant la rek. donc kër yi moom moo gën a mu tu vois donc loo ma xam ne mënoo ko génne ci kër yi bon pour man bu fekkee da ngaa dem ci place nii rek yam ci. loué ko. mun na ko ne diw war a ko loué. mais comme que négociation tamit am na waxtaan ak moom xam nga wax loo xam ne dina mën a dugg ci boppam ci mun naa wax ne même démb rek. ñu ngi siy waxtaan. parce que man mii wax ak yow man maay président délégué de quartier. démb am nañu waroon waxtaan na ne leen maa ngi préparé ay fiches yoo xam ne. képp ko am sa kër di loué nit suy ñëwee présenté wu na nga ko remplir fiche bi di nga xam. kii. marié la wala mariéwul lu muy liggéey ainsi de suite parce que nee naa leen koo xam ne dafa ñëw nekk xale bu jigéen bu ndaw ne damay ut néeg dinaa ko ne du ma la jox néeg waaw parce que la plupart da ngeen di wax ñeneen Méridien lay liggéeyee wala Ngor Jaaram alors que du dëgg naa leen daal ku ñëwati ànd ak njabootam mun ngeen ko loué seen kër mais xale bu ndaw bu ñëw sambaay bëccëg gi yëpp mu ngi nelaw guddi gi doo ko gis soo su nee sa kër pendant 1 mois suivant war nga ko mën a enquête ba génne ko si kër loolu suñ ko defee yaakaar naa ne mbir moomu dana saafara ba démb maa ngi am nañ moo ci waxtaan xam naa balaa ñoo jox Jaraaf rek ma am benn question bu ma la laaj mbokk yi ma leen di fàttali yéen seen émission ñu waxtaan di daw fii ci télévision seen kër maam tey ñu dalal kilifa yu mag yi ngeen gis ni dama bëggoon a wax ci cadre fi ñu wax place xam nga jamono ji dañ doon wax naan bato yi nga xam ne ni ñoom lañ gaare foofu bato yi waa fi hôtel yi nekk foofu Brazzaville et cetera ñu ci bari dañ doon wax naan dañuy fay ñi ngi fay ay taxes ñii naan fay ñu ñii naan fay nañ xamoon damaa xam nag loolu sa domaine la am déet bu dee sa domaine la tamit bëgg naa nga leeral ma ci loolu waaw jërëjëf posé une question très importante gi nga Jaraaf nii toog nii major gendarmerie la yàgg na ko joytu ne bato yi di ñëw fii di dugg di génn xamuñu lu ñuy dugal xamuñu lu ñuy génne war nañ ci taxaw mun nañ fi andi drop mun nañ fi andi lenn moom mi jot na ko ba tey bi ñu dee waxtaan ak le directeur Ngor Jaaram xamal nañ ne y a presque lu jóge 100 bateaux yoo xam ne mu ngi fii du ñu fay benn taxe ay jeunes du village la ñu jël ñoo di surveiller ñoo di neexal mais amul benn taxe boo xam ne day dugg ci village bi wala bu dem ci maire yi ñu toog nañu ak maire nag kon na nga jël ses responsabilités yaa xam ndax da nga dem ministre de la pêche wala fooy dem
ñu recensé leen suñu leen recensé def leen ay matricule ku dugg ñu xam ku génn ñu xam mu am taxe bu ñuy fay parce que ñooñu ñëpp daw nañu Yaraax ñëw fii parce que lu ñu fay dara dafa yomb waa dëkk bi bee bi daanañ fi mbaal di fi am jën di ko jaay muy dugg ci dëkk bi léegi mënatuñu ko à cause de ces bateaux là donc bateau yi suñu ngaañ la amul benn njariñ benn yu koy jariñoo seen poche lañu koy def duñ ko def ci poche dëkk bi léegi liggéey bi fan la toll jamono boobu parce que boo waxee ni waa Ngor ñoom ñooy surveiller bateau bi ñu leen neexal loolu dafa yaakaar ni day xaw a naqari lijjanti tuuti mais bëgg na maa xam loolu fan la toll comme li nga expliqué ni nga ne yeneen ci yeneen def démarche bi est-ce que du résultat am na c'est-à-dire est-ce que affaire yi mi ngi jaar ci yoon. non non dafa ñu démarche nee naa wax nañu maire waaw comme moom mooy commune bi moo xam na lay def ay démarche am ba bateau yooyu ñu immatriculé ñuy fay ay taxes. su duggul ci keesu dëkk bi mu dugg ci keesu maire bi. au lieu muy dem ci quelques individus yoo xam ne seen poche lañu koy def. mais loolu mbaa du yàgg jëm. est-ce que waaw ça dépend si. xam nga gars yi voilà. xam nga saa su ne gars yi dañuy faral di wax waaye du dañuy ñu ci bari sax dañuy faral di tubal waa Ngor ñu ne bon jéggal ma ci waat xam nga suñu kilifa nga mooy gars yi mu wax rek c'est-à-dire bu ñu waxee. nga ni laaw la cet quoi. mais booy xaar boo toogee di xaar résultat. daanaka da ngay toog ba gëmmentu rek. doo gis dara. loolu mooy cat Sénégalais yëpp manque de suivi. daañu am ay initiative yu rafet mais nag duñ ko topp. mais yaakaar naa ne daal frais yi ak délégué de quartier yi suñu leen dooleelee jox leen carte blanche. yokkatil micro bi tuuti. jox leen carte blanche. yaakaar naa ne problème boobu daañu ko mën a régler mais il faut ñu am accord maire. accord maire parce que mooy suñu kilifa. waaw nous sommes les auxiliaires du maire. d'accord ñu jaar si moom. waaw nga dëgg dinañ jël si waat xanaa ñu jox kilifa gi. monsieur chef de village. asalaamaaleykum encore ma ne. dama bëgg nga bàyyi ñu wax ba jeexal. waaw ñu ngi parce que mbir mi. du noonu rek ak tubaab yi. mais tubaab yi bi ñu ñëwee. ñu toogoon sax mënu gën a lii fi xew léegi si ak ci kilifa. kii li ma bàyyi si gémmañam léegi. ci affaire tourisme bi. ak bateau yi chef yi si baie bi. nous avons l'une des meilleures baies du monde. L'une des meilleures baies du monde. C'est calme, il n'y a pas de problème et c'est sécurisé. kon nag loola man mi Abdoulaye Daouda Diallo ministère de l'Intérieur wax naa ko naka demal présentement il y a à l'époque 75 bateaux de complaisance xamaloon nu leen dara. dañu fekk day fi nekk cherche bee bi ça constitue pour nous un manque à gagner. Le filet de Seine. on ne peut plus l'utiliser. boo ko wax ci olof ndax am na ñoo xam ne ñu ngi seetaan te daanaka. waaw mbaalaaw. kenn mënatu ko utiliser parce que boo demee da ngay lakk gaali jàmbur. di sotti. da ngay gis un banc de poisson. dugg ci baalu bi. ñëpp taxaw di xool day dugg ba génn. dem yoonam. y a une entrée ici, y a une sortie là. kon nag c'est une perte. manque à gagner la. te suñu baie bi temps colon def na 300 et quelques années ak nous ici. mais daaw nu fay impôt individuel ma fi am. suñu jàkka pétrole bi fii jamono. courant ñëw def ko lépp ci géej gi la daan jógee. dëkk bi organisé. am caisse une partie. mu mujj si frais sax ñu koy garder mais bu njëkk dañuy gis mag rek ak njàmburam yi ki jox àll dencal noonu. wallahi da ngay jekki ba ay jamono lu yàgg mu xamal leen nu man kat sama bakkan moom ma ko amuñu banque mu dencee gën a ko dencal waaye bés boo la koy dem di ko jël it fi mu ko façon si fond piis wallahi bu amoon 40 ans it fa ngay fekkat. des fois dem sa ba xale bi sax duñu ni ma ko ne changé nañu mu ne beneen xale bi moo feeñaat. kon nag ñu ko daan denc. ñoo gën a suivre banque yi te daan nañu ko suivre seen kër. Abdoulaye Daouda Diallo tudd naa ko léegi quoi léegi ma nekk France dégg na. waaye daf ñu waxoon ne te maa ngi ko wax ci cadre tànk Ngor Wakam Yoff dans son bureau entouré de tous les commissaires de police de la région. ma xamal que ne loola kat ba tey dugg ak génn
mooy suñu bête noire xamoon noonu fa ñu jaar ak moom ba ñu yëriñoo géej gi wala léegi boog ñoo am sécurité bu bukki fin yéen a ngi parlé affaire yi drogue bi ni muy dugg ci Sénégal te ngoor gi lañuy joxoñ foofu lay jaar amuñu moyen pour contrôler leen en haute mer day njëkk bu guddi nga gis bateau bu taal dem biir géej bu guddi la sel mu ñëwaat xamul ko mu fa dajeel ak lu ñuy joxante lii moom la ko maîtriser te gouvernement xam na ko mu xamal na ne à partir de maintenant dinaa leen immatriculé comme ni ko président de la Kachi waxee léegi bu ñu leen immatriculé nga xam ñaatay bateau la ñu ak naka la ba tey defuñu ko ça fait des années gis du fi dara y a pas de changement xale yi koy surveiller itam dañuy bañ rek li nekk à bord de ces bateaux là ab sàcc ay jaar fu yéeg sax waaye nag yàlla def na xale ñu ngi ci bàyyi seen bët di xool xam ne la am si biir lépp dafa leen umpo waaye lii sécurité mën na am fii drogue beeg yëpp mën naa jaar fii kaa fii si noonu moom lu fi dara te boo defee Dakar Marinas da ngay fay fii nag kenn du fay dara te li ñu daan fay mais ñëpp ku nekk xam na ne depuis le 31 décembre 2016 astafurlah 1916 le 31 décembre 1996 benn mairie de ville fayatul un goutte de courant ou de pétrole pour les mosquées. Les gens se débrouillent xëy na nii mooy jekki rek xam ne jàkk ji kat facture bi kat yéen a ngi kaa fay kenn lamb poosam dem fay ko daanañu ñëw sax nit am problème ak état bi ñu ñëw di saisir def ko mise en vente xaw ma lan dëkk yooyu taxaw waa lii lan la ni ñu ne kii daf amal kii nangam de waa léegi lu ciy pexe danañu jaay kër gi ñaata la ñu wax ñu diw dem na am na kii ka fay ko jox ka ak njabootu bi génn solidarité boobu wala moo am ci Ngor ba léegi waaye nag moo ñu ko appliqué ak lii xale boo xam ne léegi dañu am ay gan ñoo xam ne bokk na ñoom xelaat dégg ngeen yoo baax lépp a neexul wax sànq tudd ngeen suuf si titre foncier xam naa titre foncier mooy que di juddu suuf waaye nag ñëpp amul noonu moyen xam-xam ba pour uti ko moyen yi da ngay ko fay kii kaa defaral di nga fay géomètre di nga fay sax ab notaire sax mu topp dafa lépp aral sa yëf ou bien nga dagg si suuf si jox ko lay liggéeyal li ma bëgg na suuf lool waaye nag suuf yu bëri ci fii si Almadies ak li ko wër noonu bokk en ce qui nous concerne à Ngor noonu waa Ngor map boo dem kii titre toolam ba mu koy titre ña koy defal di ay tubaab waaw yaa moom fii cela ci fa mu daal ñu daal ko borné bañ yow yaa c'est à toi de montrer les limites ak yi nga diggaleen ci suuf si kii de bay diwoo ko moom ñu bind bay diw fii yaay diw fële maam diw ba de tous les coins am na loo xam ne lii ñoom na xam ne wane na ne fii de yaa diwoo ko moom ak bay diw waaw léegi yooyu bu amul te ñi ko wër ñëpp am titre foncier ñoo xam ne ci li moomam di mën nañu ko bàyyi alalam ay jëkk doxal ci si loi nationale jaaduwul am na si waaye dana muñ maam Mamoulaye moo oote nii ñëw nañu envers nañu ñu accepté leen toog ak ñoom parce que l'essentiel mooy diine yi noo ko bokk jàkkee noo ko bokk bu ab da ci amee it ak lu mu mënti doon quels que soient les événements ou malheureux ñoom ñoo koy partagé wu ba tax na itam toléré leen ci loola léegi nag école bi ci tudd sànq Ngor en 1900 in bay xaali waaw 1936 35 la ñu liggéey ote kii bi école bi mais 36 la ubbi buntam ñun ñi bi ñu fee duggoon noonu ñu ngi si presque 11 ans et quelques juddu 32 ñu duggoon l'école en 1940 et quelques 43 yëpp jaar nañu fi nappa mi nag dafa nekkoon suñu ressource naturelle
ñëpp ak diggale ñoo ci la ànd di dem ci géej gi di ci ànd di béy ci àll bi dana dem ba xat foo dem sa tool nit ñoo xam ne yaram commencé bi ay moo lay kenn xamul soo waxee lu waral di nga dañu koy ku la ko jaay waa domaine ku la ko jox domaine la jaay loolu si man am na borom koy dem kaso si loolu na lii duñ ko seetaan seen njaboot révolté sax si loolu tubaab bi daa ko def mos ñu du ko def xanaa lenn de mag ñi damay wax de. waaw bismillah. mag ñi demoon nañu entre deux guerres ñu ñëw di immatriculé ak def ay lotissement mag ñi si day sëñca ba xamal ne lii du nii guerre bu fi yaar ñu jël lu doole yëpp jël suñuy xaleel embarqué parce que ils sont des citoyens ils sont des civils ñu yóbbu leen mobilisation guerre seen ginnaaw am na doole ju ñu résister ngeen def ay lotissement pour lan les comptoirs commerciaux ñoom ñëpp xool leen xam ngeen leen kër Berthès kër Bachia kër nangam ñoo leen jékki-jékki jox leen suuf si boo waxee ne ñu leen ko jaay pour soutenir les faits de guerre l'effort de guerre yëpp am na fi mais nu muñ jàpp si yàlla noo woote ñëpp ñëw nañu lu bu ma di ma wax non ndax moom seen loola waaw une loi de 1964 ndax mën na dara ci réquisition boo xam ne bi état ka def état français te boobu français ñoo ngi ilif 1943 tibb suuf lu ko neex yóbbu les écrits sont là gis nañu leen mais taxul mu soppi dara une loi qu'on a fondée en 1964 waaw 64 45 dégg nga mën naa jël yoo xam ne depuis 1940 après 1943 mu nekk en état de réquisition entre les mains d'autrui bi ñëw doon gi si ville bi ci loi domaine national sañu lu fa dara c'est le cas de l'aéroport on a avalé beaucoup de lacrymogènes ci sunu alal métti na te kenn waxu fi dara te tubaab bi daal ñu ko defee nii daanañu jël jëriñoo waaye nag lacrymogène day mosuma dégg fa ñu ko def ci tànkoron te suñu fi de amu fa woon xale yi nag tourisme bi nous a apporté plus de mal que de bien xam nañu ko autorités yi xam nañu ko bon géej gi joxoñ nga si baaram suuf si géej gi yëpp nii demee noonu la lii noonu quoi loolu lépp di demee géej gi la CE yi am autorisation avec une pêche artisanale ci nous ak une pêche xam nga ñooñu ay nga ni bateau la ñu yor jël la ñu jàpp tout de suite transformé ko ci biir géej gi def koy ay kees lay génne boîte de conserve kii mën nañu kaa contrôler nous n'avons pas les moyens de les contrôler et si lu mool yi la pêche artisanale sonn na kon nag il est temps li fi def sax ñoom ñu bàyyil na ko bi ñu wax ak noonu te suñu alal la revendiqué moo nag du may wax li xew parce que je l'ai vécu kon nag mbir maa ngi nii waaw Ilimane loolu am na solo xam naa comme que ci télévision lañ nekk li nga wax noonu yaa ngi wax lu am maanaa dafa mel ni sax fi mu ne nii lii buñ ko doon topp duñ fi gaaw a jógee ndax l'essentiel ngay wax fi mu ne nii avenir ngay wax te loolu dafa am solo tamit gars yi di ko bàyyi xel waaye ginnaaw ci télé lañ ne xam nga mbir mi moom day am benn instant boo xam ne danga ko ragal génne xam naa loolu ci na man je m'engage waaw bien sûr
dañuy def tour de table rek ngeen baal ma xam naa temps bi sax jot na waaye du mën a ñàkk kilifa gi ñu tënk ci ay waxtu rek am na foo nekkoon sànq fa am solo ci wàllu fere yi tey dama bëggoon a xam instant bi nii am na ay association yu fi nekk ay maanaam ay ngor dëbbu yu ni mel nan ngeen def ak ñoom ñu tënk ko rek ak sànq ci njëlbeen maa ngi la doon wax naan ay jamono waxoon nañ ne am na soxna soo xam ne moo fal wàllu jaraaf affaire yooyu toone sax da ngeen daan manqué xaalis sax mu ñëw mu jox leen loolu def naa cosaan moom yaa ma ko gën a xam est-ce que mën nga ñëw tënkal loolu tuuti rek ci leeral ñu def roue de table rek dama jégalu nag parce que waxtaan wi neex na mais man si fere yi génn laa bokk ci mag yi fere dafa am fere yu bees yu fi nekk waaw li ma lay wax nii je pense que damay bañ a dugg ci lu bari xam ne actuellement utilisé wu d'accord damay jégalu rek amul problème damay yemoon sànq daal daal dama yemoon fi mu yemoon baaxoon na parce que nee nga mu ngi dox ñëpp gis na ko waaw Ilimane kon ñu comme ni ma ko waxee sànq rek ñu tëgg ko jamono ji maa ngi wax ci wàllu éducation jamono ji nag dafa mel ni am na ci loo xam ne nii Ngor moom dafa manqué ay daara trop mën nañoo lim daanaka ñaari bërëb yoo xam ne fa la ñuy jàngi alxuraan te léegi ñu gis ni sax jamono ji ay jamono bu masaana vacance masaana am nit ñi dañuy jël seen tuut tànk yóbbu leen daara mais léegi bu vacance amee rek daanaka lañ lay njëkk a jàngal mooy demal ca place ba football beeg nangam ak nangam yooyu noonu boo amoon loo ñuy soññu tey loo ñuy dénk lan ngay expliquer foofu c'est-à-dire rendement bi xale war am ci njàngum alxuraan. xam nga njàngum alxuraan. daanaka éducation la éducation bu amul ci nit daanaka amul dara loolu moo tax maam yi daara yi bari yoon nañu trop ci Ngor ñu daan jàng alxuraan bu école tëjee ñi doon jàng alxuraan dellu ci tubaab bi école française bi ñi si des fi comme ni ma la waxee woon sànq rek ne njàngu tubaab dafa ëpp doole ci wàllu wërsëg ci nit ci fi ñu toll nii ba moo tax ñu gën a fonk taxul ba njàngam alxuraan mi fay ba tey ñu ngi fi te sax njàngam alxuraan mi léegi moom la ñu gën a fonk njàngum tubaab bi parce que boo koy seet am na échec si njàngum tubaab échec bi moo di am na ñu bare ñoo xamante ne bu ñu commencé di jëmmantal école française du ñu sori ngir facteur yu bari tax na du ñu mën a continuer seen jàng ce que defee ñooñu ñi nga xamante ne seen jàng yàqu na dañuy ñëw nekk ci mbedd yi la ñu waroon a man du ñu ko man ba tourisme bi bu ñëwee ñu dugg ci foofu ñooñu jàppale leen c'est-à-dire li ñu bëgg li leen manqué ñu di ko am ci tourisme bi comme noonu nag ñu nekkoon nañu jéem a jàppale daara yi fi nekkoon nañu leen yokk et ñu jël encore ci yàggul njàngam arab bi ñëw bi njàngam arab bi ñëwee mu xaw nu sax dimbali ci éducation xale yi ndax loolu manqué ci njàngum tubaab mi njàngum arab bi mën na la ko may moo tax ñu góorgóorlu ci trop bi di si waxtaan sax di seet nan la ñu mën a école arabe yi ngi fi nekk nii nan la ñu leen mën a yokke ba may leen doore pour ñu gën a taxaw loolu la ci la ñu taxaw nii ci la ñu nekk ndax yarub diini ak lu mu mën a doon moo gën yarub ñàkk diini waaw ndax yarub diine dafa lay topp bi àllaxira yarub nasaraan nag fii la yem
waaw looloo tax ñu gën a fonk léegi yarub diine. jërëjëf imam xam naa liñ bëggoon waxtaane lépp malheureusement duñ ko mën a waxtaane ndax bëggoon nañoo dugg ci yeneen fànn kilifa gi bëggoon nañoo wax xam nga jamono ji bi aussi ñi nga xam ne ñoo yor daara yi tamit nan lañ def ak état yi parce que léegi boo xoolee daanaka njàngum arab bi léegi surtout taalibe yi nga xam ne ñu ngi ci àll bi ñu ngi ci mbedd mi seen taxawaay yooyu yëpp waroon nañ ko faram-fàcce yaatal ko mais xam naa du mën a ñàkk beneen yoon buñ la ñaanee ab jotaay dañ ñu ko war a mën a may kilifa gi comme ni ma gis nga jotaay bi wax dëgg yàlla may jégalu ci toogaay bu yàgg bu baax ñu bëggoon a tënk tuuti rek gis nañ ni surtout ci wàllu dëkk bi ci lañ wax sax bëggoon nañoo dugg ci débat yu bari mais temps bi moo ñu xaw a xoj ñu jégalu ci loolu bu baax léegi dañuy ñëw ci li nga expliqué li gaa yi expliqué nii maanaam solution bi mooy dafa mel ni ci jikko sax laay wax defaraat jikko yi la nga xam ne ni noonu la mag ñi meroon démb te gis nañ ni lu bari dañ ko raté comme suuf si mi wax ni tamit bëgg naa ñu nga jeexale ci jamono yële gis nañ ni ku ci mel ni benn association bu tudd Ngër Dëbu saa su nekk ñu ngi doon dox ci dëkk bi di wax wàllu suuf ak aéroport bi nga xam ne nii suñu maama fa nekkoon affaire yooyu histoire boobu bu fekkee xam nga ci dara nga leeral ñu rek tënkal ñu ko tuuti ñu daal di jërëjëf tudd nga Ngër Dëbu tudd suuf si ñu ñuy togg ak yow bu ñu man di Jaraaf ak Jibril Samb ak Bamar Samb ak suñu mbokk Yoff ak Wakaam yi am na benn kuréel bu ñuy wax tànk mooy ñetti dëkk yi Ngor Wakaam Yoff ñu ñoo daan yëngatu ci affaire suuf si depuis Abdou Diouf ba ni Abdoulaye Wade ñëwee ba Macky Sall ku si nekk def nañ mémorandum jox la ko di laaj suñu wàll si suuf si laaj ñu lépp de mais suñu wàll si suuf si parce que réquisition la ñuy defoon pour fait de guerre jël suuf si yàlla def bi guerre bi jeexee ñu delloo ko seeni borom état bi nag téye ko di def lu ko ci neex exactement di maye di jaay ñu leen ñu dee laaj ñu lépp mais na ngi ñu def suñu wàll parce que suñu dëkk yi fi mu ne dañoo xat suñu xale yi xamuñu ëllëg fan la ñuy dëkk booba léegi ñu ngi si mais settiwul booy seet le président Macky Sall bi muy def campagne bu njëkk bi dafa dem ba place bi ne su yàlla defee ma gañ naa leen delloo seen suuf loolu ba léegi ñu ngi ko koy fàttali mais ba léegi sottiwul donc loolu mooy suñu problème ak suuf si donc réquisition la woon pour faire de guerre mais ñun ñoo moomoon suñuy suuf donc bi guerre bi jeexee ñu delloo ko dañu ko doon delloo mais delloo ñu ko ñun ñoo koy utiliser di jaay di maye ku leen neex. waaw di mais yaa ngi yaakaar ni rek bis dina ñëw ñu jotaat ko. ah waaw ñu ngi ñu promettre de. waaw ay promesse daal ñu ngi ñu promettre waaw ñu dund yaakaar rek. dund yaakaar moo fi nekk. waaw mi ngi mel ni daal mag muy nax rakkam rek pour bañ mu jooyee. waaw naa la jëndal tàngal yooyu. nañ dëkk ci promesse daal. loolu fi nekk waaw jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy bàyyi xel seen émission ñu waxtaan gis ngeen ko tey liñ bëggoon mooy yaatal ko di jéggu lu baax ci temps bi xam ngeen mbirum télévision kon ni ma koy faral di waxee rek mbirum télévision moom heure la naam sax waxtu yi jeexoon na waaw ñun ñoo xaw a xuus tuuti ci waxtaan yoo xam ne mënut a ñàkk di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah ci seen télévision Kër Maam TV ak seen émission ñu waxtaan jërë ngeen jëf.